waaw maa ngi tudd Joséphine Mboup man maay chef de division bu production bu télévision Futur Média. waaw Joséphine gis nañ ni gàmmu ren gis nañ ni TFM déployé na ay moyens yu extraordinaire mu nekk couverture avant après tey lan ngeen indil Sénégalais yi ak lan mooy seen mbëbët dëgg. alors suñu mébét ci événement yu mel nii mooy comme ni nga ko waxee déployer bu baax sur le terrain pour que liggéey bi nga xam ne dañ koy penser en amont mucc ayib bu ñu egsee fii ci bërëb bi. doore nañ ko ci ay événements yoo xamante ne ay reportages yoo xam ne dañ koy def avant gàmmu gi muy télé bi muy site bi muy l'observateur ak rajo bi donc laataa ñuy ñëw Tivaouane dugg nañ ci kër yi dugg nañ ci kër xalifa yi def ay reportage ñëwaat ci soxna yi ak seeni enseignement ñëwaat ci muxaddam yi ak seeni enseignement à travers le Sénégal nga xamante ne bu ñu jubsoo ci événement bi maanaam ay une semaine avant gàmmu gi ñu commencé di wane suñu liggéey di commencé aussi di wane suñuy maanaam déploiement sur Tivaouane pour que waa Tivaouane yëg ci seen bopp mais ñun tam ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci groupe Futur Média yëg ci suñu bopp parce que bu ñu amee ndam ci li ñuy wane ci télévision bi fépp fu waay toll di musulman gëm Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nga mun a kontaan mën a am tamit sentiment ne nekkoo Tivaouane waaye yaa ngi Tivaouane grâce au groupe Futur Média. tey bu ñu gisee plateau bu yaaññ bi mu mel ni am nay coppite yoo lañ ci def la moo nekk innovation yi dëgg-dëgg. waaw innovation yi mooy fexe ba saa bu ñuy def gàmmu wala ñuy def màggal ñu mettre l'accent sur les plateaux parce que dañu nekk ci wàllu télévision te télévision mooy média bi nga xamante ne daf lay permettre nga dégg waaye daf lay permettre ngay gis donc bu ñu déplacé woo si ay cité religieuse yu mel nii télévision Futur Média maanaam une semaine et plus bi mu fiy def télévision bi si boppam lay déplacé maanaam on vient pratiquement ak limaayu ay 100 personnes yoo xamante ne décorateur yaa ngi ci caméraman yaa ngi ci technicien lumière yi son yi ñoom ak bépp xeetu technicien buy liggéey ci télé bi ñooy ñëw sanc plateau télévision fii ci Tivaouane looloo tax de cité religieuse en cité religieuse dañuy innover def ay plateau yoo xam ne bu ñu xasee ba taal TFM kenn du zappé dem seetaani feneen. waaw mbokk yi ñi ngi fii ci stand RTS di ànd ak Mama Moussa nga xam te ni mooy coordonné li jëm ci wàllub rédaction bi fii ci biir Tivaouane ñi gis ni am na taxawaay yu am solo yoo leen fi def ginnaaw laataa ñiy waajal gàmmu Tivaouane ak tamit ci biir gàmm gi ak après gàmm gi ñu bëggoon rek yéen taxawaay bi ci RTS am dëgg-dëgg ci wàllu couverture médiatique nga indil ñu ci tuuti. waaw baax na ma fàttali ni man maay Mama Moussa Niang am na itam ndomba tànk yi nga xam ne am naa ko ci journal télévisé di chefu desk lépp lu jëm ci wàllu làkk réew mi di langue nationale. baax na it ma fàttali na RTS moom taxawaayam ci wàllu gàmmu gi xam nga loolu moom kenn mënu koo laam-laamee ndax loo xam ne moo mag suñu judd la yàgg na yàgg koo xam ne ca jamonoy rajo Sénégal la ba ci télévision nationale kon lu yàgg la taxawaay bi nag wàññeekuwul benn yoon ndax sooy xool ci service yëpp ñëpp teew nañu waaye. journal télévisé mën nañu wax ne moom mooy li nga xam ne moom moo fi yor lépp lu jëm ci wàllu information maanaam lu mel ni édition yu 13h yu 13h30 19h 20h yëpp dañ ciy dugg en direct ci télévision bi ngir mën a jàllee lépp lu jëm ci wàllu information. am na journaliste nag yoo xam ne mobilisé nañ leen fii ci wàllu reportage am ñi nga xam ne mobilisé nañ leen ci wàllu présentation ñaar lañu dañuy nekk ci wolof bi nekk ci français bi waaye it am suñu coordonnateur comme ni ma la ko waxee moom mooy. Ousmane Ngari Faye reportage yi nag day dem ci lu mel ni reportage dina dem ci lu mel ni portrait na am ay découverte dina am daal fànn yëpp yi nga xam ne ci wàllu reportage pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen kër nekk ci réew mi nekk bitim réew ñu mën a mel ni dañoo ñëw fii ci Tivaouane. loolu teewul itam RTS yemul Tivaouane parce que soo demee Thiénaba ña nga fa boo demee Ndiassane ña nga fa boo demee itam Kaolack fële ca Medina Baye ña nga fa boo demee ba Fouta. ca dëkk ya gën a sore nga xam ne dañ fay amal gàmmu gi nga biir Casamance suñu ay équipe ña nga fa kon dafa mel ni RTS dafa déployer employé am yëpp si biir Sénégal ngir ñëpp mën a dund gàmmu fu mu mën doon fii ci biir Sénégal. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mame Moussa. jërëjëf Dieng bi rek moom moo ci xaw a doy waar. comme ni ñu ko defee rek ñu ngi ci stand yi tey jii ñu ngi ñëw fi nga xamante ni mooy fi la waa DTV nekk
nekk télévision boo xamante ni ràññee nañ ko ci événement religieux yi waaye événement bu nekk rek di ngeen ci indi seen empreinte ñuy dalal ki nga xamante ni mooy Ndeye Arame Touré nekk journaliste ci DTV Ndeye Arame est-ce que mën nga indi liggéey ak taxawaay bi ngeen am ngir couverture médiatique bu mucc ayib ci gàmmu Tivaouane 2018. alors dañ ci profito rek di kontaan encore une fois ci li nga xamante ne ni confiance bi nga xamante ne ni téléspectateur DTV am nañ ko si ñun moo tax daaw ñu tegoon benn dispositif daal ne nañuy innover nañu njëkkee li nga xamante ne ni mooy di teg direct en bourde yi te bourde yi du si ëpp ci télé yi dañ daan filmer bu ñu xëyee le lendemain dem diffuser donc ñun dañoo choisir bëgg ñi nga xamante nga am possibilité mën a def direct ndax léegi dañu nekk dans un monde de concurrence yéen site de internet yi ak rajo yeeg yooyu boo jëlee info denc ko rek bu yàggee day forox dootul neex moo tax on est obligé maintenant de nous mettre au diapason donc loolu moo tax ñu déployer équipe bu am solo ñu ñëw fii ay plus de 10 jours a ngi nii ñu nekk Tivaouane nar ko wëyal nag fii ba nga xamante ne nii jeex na gannaaw ëllëg sa bu ñu defee daal li nga xamante ne mooy direct champ de course bi daal di lamaas suñuy bagage dellu Dakar. comme ni nga ko waxee ci diiru fukki fan yéen a ngi fi ren ban particularité ci ban touche ngeen gën a insister surtout ci côté rédaction bi ci côté journal beeg yooyu ci yan élément ngeen gën a ressourcé wu waat pour indi li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi ci ni ñu koy defee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw ren rédaction dañoo choisir di def duplex ak Tivaouane ak Kaolack. yaakaar naa sànq boo suivre tuuti édition en wolof bi ndax problème mu timing ndax direct bi documentaire bi ñu def moo tax lu mel ni am mais dañuy choisir bu ñu paree Ndakaaru ñëw Tivaouane def journal. mbokk yi ñi ngeek ki nga xamante ni moom mooy Momar Cissé fii ci champ de course Momar Cissé nekk Mourchid TV nekk fa chef de rédaction Momar ngay coordonné ci wàllu reportage yi gàmmu gi Mourchid TV ban taxawaay ak. lan lañ ciy séentu ren ci gàmmu gi. waaw di leen jaajëfal waa Desk Info yi nga xam ne dañuy yëg aussi ci wàllum xibaar ñun ci niveau Mourchid TV avant ñuy ñëw dañoo préparé woon parce que à chaque fois booy dem ci gàmmu da ngay opter benn démarche moo xam ne démarche d'attaque la wala démarche crescendo mooy da ngay couvrir au rythme du Mawlid léegi ñun dañu am en route vers le gàmmu léegi dañu am. Avant, pendant et après def nañu suñu avant muy ay série de portraits etc joxe benn avant-goût pour susciter naam sax léeg-léeg li ngay mën a def mooy découverte parce que gàmmu yam rek Tivaouane def nañu ko Dine laal nañu Touba laal Ndiassane etc taal yi ñu jéem a xam ñoom itamit mbindu mag ñi ci Seydina Mohamed dañ ko vulgariser loolu mooy une couverture crescendo maanaam day nekk comme avion buy naaw léegi nag actuellement nous sommes au cœur bu ñu ñëwee Tivaouane jot nañoo def li nga xam ne mooy zawiya yi di ay ziyaara def nañu les pôles d'attraction def nañu aussi un peu l'aspect sécurité ak it pèlerins yi fi ñu toll nii li ñu dese rek mooy def nañu aussi ay série d'interviews parce que du journaliste rek ñoom ñooy def seen liggéey ñoom tam dañuy soxla léeg animateurs yi am ay grandes interviews kon dañuy ñëpp la ñuy def à contribution mën nañu am 4 journalistes mais à côté war nañu mën a am ay animateurs parce que ñoom tam ñoo ñuy jàppale ci yenn ci ay grandes interviews daal ci nga xam ne ay doom yi soxla nañu dem ci waañu soxna Sophie yeeg aspect hygiène beeg feebar yi nga xam moo fi am yooyu yëpp jël nañ ko li ñu dese rek mooy fi nga xam ne même champ de course sax def nañ ko bon boo seetaanee tey reportage lu ci ëpp def nañ ko mais dañ ko ceinturer. n'est-ce pas loolu mooy une couverture crescendo léegi actuellement ñoo ngi ci au cœur lu ñu dese mooy lan nu mu tudd les pôles d'attraction def aussi cérémonie officielle bi ba tey ñoo ngi ci au cœur def aussi la nuit du Gamou le lendemain dañuy xaaraat def ziar ñu def ci wàllu mbalit bu ñu defee retour des pèlerins après bu ñu paree def la synthèse def bilan loolu la ñu am comme couverture naam sax bëgg nañu def le maximum mais gàmmu moom moo def lépp da ngay def rek li nga attan selon aussi tamit ci say ressources matérielles ak say ressources humaines moo tax nag ba oustaz sax on les met à contribution léeg-léeg nag nga prévoir loo xam ne yow wala sax nga dem couverture boo xam ne yóbbu ko woon moo tax nag bon léeg-léeg nga dem am na aussi ñuy wax échange d'information léeg-léeg nga ñëw raté leen sa benn comme yéen par exemple ngeen copier ñu ko ñu am ko ñun tam ñu jox leen leneen sa donnant à 100% c'est pas possible mais à 75 ou 80% daal def nañ ko incha allah.
gis nañ ci lu yees muy plateau bu yàññ bi ñu def ko au cœur des champs de course ren ji champ de course di amal ñaar fukkeelu at ci gàmmu ci daayratul Moustarchidine wala Moustarchidaat ñu gis Mourchid TV indi fi yenn plateau yu bari loolu lu yees loolu noonu ban taxawaay ngeen ci def ak jéego yi. waaw c'est que quand par exemple boo defee 1 2 3 voire 10 pas à chaque fois c'est bien de faire le bilan maintenant di innover parce que li nga proposé woon daaw de retour en réunion da ngay gis ne kat war nañu mën def nangam nga defaraat xool ne lii la ñu disposé nga ne pourquoi pas duñ proposer lii parce que tamit li rafet nit ñi lu rafet la ñu gën a bëgg parce que aussi comme télévision nga yor c'est l'image c'est l'attraction loolu moo tax aussi ñëpp fédéré ci ku ne ak sa xel ak tamit technique yi fi nekk ak ñi nga xam ñoo waa son waa lumière ñoom ñëpp ñu def leen à contribution ñu indi def plateau bi parce que ñi nga xam ne itam ñoo ay réalisation ñoom dañ ne bu ñu sañoon am plateau bu yanj am pont et cetera naam sax mi fi woon ñu def ko nit ñi mën xam parce que am na spectacle yoo xam ne bu fekkee du xaj ci ñetti ñeenti table non il faut aussi nga def lu nga xam ne day jëmmal su tamit champ de course mën na wax ni suñu moomeel la suñu alal la donc war nañ mën a marquer suñu territoire boo gisee sax fii la ñu installé suñu base naam ñi ngi dem ci dëkk yi def ay reportage mais innovation bi ren booy seet dëgg la pont bi la parce que ñu bëri gis na ne aussi dafa rafet n'est-ce pas dafa rafet ci la ñu présenté le JT mooy journal télévisé bi ak it yenn plateau yi nga xam ne yeete beeg et cetera albala yëpp fi lañ ko defee te ku ci toog da nga ciy namba ñëw loolu daal innovation